li ci gën a fës tey di bés bi ni jagleel xeex jàngoroy sida ci àdduna bi liñ ciy jublu nag ren mooy fexe ba askan wi ñëpp dugal seen loxo ci xeex bi def mbir mi seen pire li ñu bokk di sàkk ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak yeneen ci juróom-ñett nit yi ñu jàpp gannaaw bañ doon manifester buntu pale ci àjjuma ji ñoom nee na nag defuñu dara lu war a mën a tax ñu teg leen loxo. rapport 2017 bu kuréel gi di ARMP wër di Diouf Thiaw directeur général bu RTS wedd ba mu set wi ci tuuma jëm ni ci dafa def ay jalgati ci wàllu yorinu kër googu. wàllum tàggat yaram football jàmbaar jël li nga xam te ne mooy coupe bu challenge trophy ñoom waa jàmbaar gañi dem waa Gorée benn bal ci dara ci final bi yaatal gi ci sport weekend lay doon ak Cheikh Tidiane Diagne mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcce. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak rapport bu ARMP autorité régulation des marchés di saytu nag wàllum yorinu kër yi nga xam te mu wàjju ci nguur gi ñoom seen rapport 2017 ñu daal di koy siiwal ci semaine bi mu jox caw ci xibaar sax ñi nga xamante ne ñooy waa RTS seen njiit daal dinañ ko ci joxoñ ci ay jalgati waaye moom Racine Talla wet na ba mu set tuuma yooyu nee na ARMP mosu ko dut baaraam ci ne yorinam sellul li mbirum juróom benn fukki millions yi ne nag da ko dépensé pour entretien wotom ak téeméeri millions yi ne nag da ko dépensé anam yu jaaduwul yoon nee na loolu yëpp dara amu ci ñu déglu Racine Talla xam ne directeur RTS ci micro Salson. te ñu ne dépensé nañu 60 millions ci ay entretien jënd pneu jënd pièces détachées réparer ay oto loolu la rapport bi bind te loolu ci suñu budget la donc ñoom loolu daf leen yéem ñu ne ñun budget 14 milliards la ñu amee ñun plus de 100 oto la ñu am te ñu ngi ne ci 2017 campagne électorale la ñu nekkoon war a dem fépp ci Sénégal da ngay defar sa oto di nga jënd oto di nga changer pièce détachée di nga jënd ay pneu ku dugg ci àll bi ku xam oto sa pneu day toj parce que ñenn ñi dañuy tey sax yóbbu la ay gox ne fii nga may enregistré te loolu ñun dañ ko teg suñu ndodd c'est notre obligation leneen li ñuy wax ay hors marché amu fi parce que dafa am ñoo xam ne dañuy lire ay rapport mais amuñu xarañu lire rapport technique musuñu épinglé ci dara te ñun ñooy société publique boo xam ne chaque année de commissaire au compte bu indépendant ni ko yoon laajee dafay certifier suñu compte te à chaque fois c'est certifié te conseil d'administration moo koy approuvé du DG bi assemblée générale tegu ci pour approbation bi valide. mu nekkoon Racine Talla directeur général bu RTS mu yëkkati yooyu les kaddu ci ndaje bu doon amal démb ci nag mairie bu Wakhinane Nimzatt nga xam te ne moo nekk maire ba wax ci wàllum liggéey yi ba léegi ak nag teex bi di train express régional saxaar soosu war a dawee courant fanweeri fan ci leen woon lu bëri dinañ ko tàmbali ci liggéey yi lii di passerelle ak pont yi dina pare waaye nag ci banlieue bu Dakar li ñu nemmeeku moo di ne loolu yëpp dara yembagul askan wi toog ba léegi di xaar reportage ndongo ka ci tracé bu train express régional bi nag ci week-end wi liggéey yi nag ci chantier yu pont routier bu Yëmbal wala sax nag bu dee ñaay lépp dafa daal dee taxaw point de passage yi ba léegi nag kenn fattagu ko passerelle yi ba léegi kenn sancagu ko monte ne sax nag APIX bisuk tey jii la daal dee joxe woon ngir nag noppi yooyu rek infrastructure Libaas Diagne di membre ci collectif bi saytu nag lépp luy intérêt yi caaro yi chantier yi pratiquement caaro yi bu ñëwee fii changé wul lu bari par rapport ak ñun liñ fi gisoon fii ak ay weer ba léegi passerelle bi nga xam ne moom la ñu doon teg pour gare bi sax boo xam ni dafa nekkoon ci projet bi déjà pareegul pont yi tamit bon yaakaaroon nañ ni le 30 na fekk ñu livré ko ba léegi des na ay finition quand même donc ñu gis ñëpp travaux yi tam ba tey des na. ca caaroy gaar ña fa dëkkee nag bu ñu xëyee gis ni xàll yi ñu ubbi nag ca mur de délimitation ba kenn tëjagu ko daanaka dañoo daal dee sant ndax la ñuy ragal moo di ñu tëj mur bi te passerelle yi daanaka noppeegul. ñi dëkk ci booru raay bi yëpp vraiment ñëpp nekk na seen xel datu le 30 bi dañ ñu annoncé woon le 30 que ni dañuy tëj mur yëpp et que train bi day def ay test courant bi dañ koy jàllale donc mu nekkoon benn psychose ñu xam ni Thiaroye aussi dafa am benn particularité mooy que dafa am benn partie population bi bu ñu xasoon tëj miir bi dañuy am ay jafe-jafe yu am solo pour accéder ci infrastructure de base yi parce que dafa féete ci beneen côté bi ku ci nekk question bi mu doon posé mooy bu ñu tëjee miir yi naan la ñuy def tey sax remarqué nañ ni ay nit yoo xam ni doxantu nañ sax ci raay bi pour xool est-ce que voilà dina am ay changement ak yooyu. waa Thiaroye Gare bëgg it bépp dogal boo xamante ni APIX dina ko jël jëm ci tëj yooyu léegi miir mu daal di leen koy
xibaar laata muy tàmbali Ndongo Ka Pikine RFM. Ndongo Ka kii di directeur général bu APEX di leeral ci liggéey yooyu nee na nag jéego yu am solo def nañ ko donte sax am na lu des ba léegi moom Mountaga Sy ne nag daanaka lépp dina yemb fii ak njeexitalu at bi ñu déglu ko ci jokkoom ak Kumba Bey. 16 passerelles kër juróom benni passerelle pare nañ passerelle ville ba Diamniadio yàlla mën nañu sutura dañuy jox nit ñi rendez-vous 30 novembre passerelle yooyu ay juróom-ñaar wala ñett rek ñoo ci pare léegi ñoom ñëpp pare nañu ci wàllu sécurité boo fa jógee ci pont yi aussi pont Sococim pare na jébal nañ ko population yi ci wàllu sécurité pont boo xam ne raay bi moo jaar ci kawam mooy Ngagne côté Rufisque pare na aussi pont bi ñu naan HLM Rufisque moo xam ne raay bi moo jaar ci kawam boobu itam pare na pont Zac Mbao pare na ubbi nañ ko pont Kër Massar pare nañ ko ubbi nañ Kër Mbaye Fall pare na ubbi nañ ko pont boo xam ne moo nekk Kapa bu côté SDE pare na ubbi nañ ko d'ici le 15 décembre incha allah dinañ pare pont boobu ñu naan Baux Maraîchers parce que xam nga ren yàlla mën nañu aussi taw ak nawet bu am solo donc mu am décalage de 2 à 3 semaines incha allah yooyu pra yi ma la wax mooy Baux Maraîchers Yëmbal aussi pare na ñu koy jëndal population yi donc pont Yëmbal. léegi kon kañ ngeen yaakaar ni ci la lépp di mën a noppi. ci la fin de l'année côté 31 décembre yi ci gën a bëri ci pont yi ma la lim nii donc dinañu pare incha allah mu des ñaari pont yoo xam ne dafa pont yu mag la yu laaj liggéey bu bëri mooy pont Cambérène ak pont Route des Niayes dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan mais ci li ma yaakaar mooy d'ici la fin de l'année en tout cas pont yi ma la wax léegi dañ ko jébal projet bi d'ici la fin de l'année ak en janvier 2020 yooyu yëpp dañ pare mais pont yooyu le fait que parewuñu du tere aussi mobilité dans la banlieue et dans le tracé pont yooyu suñu parewul tam aussi du tere yenn test yi ñu commencé ko. mu nekkoon Mountaga Sy directeur général bu APEX mi nga xam te ne moo yor liggéeyu TER bi di train express régional wax ci coowal suuf ga am ca Tëngéej foofu nag ca Dangu njabootu Momat Thiam di maam ci ministre Serigne Mbaye Thiam ñoom nag lañ ne ay nit dañoo jël seen ko suuf ki ñu ci tuumal nag di benn administrateur civil bu tudd Samba Sy moom nag nee nañ moo teg loxo seen suuf ànd ceen nag ak waa l'impôt et domaine nga xam te ne neen dañoo falsifié kayit yi ñoom njabootu Momat Thiam doon ci janook taskati xibaar yi nag démb ñu déglu Babacar Thiam kenn si ñoom ci micro Abdou Diouf Diagne. suñu maam yi Momar Thiam moom suuf si Congo la nekkoon ba mu jógee Congo bu ñëw mu indaale xaalis bu bëri fekk fii ay sërëm bi mu ñëwee mu fekk si leen fii jël xaalis boobu jëndee ko terrain bii ma leen di wax ni ñun fii lañ daan ñëw di witt si mango di ànd ak sama ñoom yaay lii nga xamee ne suñu moomeel la suñu maam moomoon ko suñ ko bàyyi ay jàmbur ñu naan dañ koy caxat-caxatee dafa mel ñu la ñàkk fay parce que mënuñu juddoo ci réew mi màggee fi xam li xew ci dëkk bi ni mu doxee ñu ñëw di agressé suñu suuf te suñuy maam moom ko ñu war ko donn léegi ay jàmbur jógee ca àll ba ñëw bëgg ko jël loolu moom luñ ci nang kayit yi wóor kañ kayit yi mu ngi nii kayit yi wóor yaa ngi kayit yi am 1952 lañ ko am waaw 1945 ci la judd su de Samba Sy am na ne loolu mënu ne Sénégal gi surtout problème bu foncier dafa nekk loo xamee ne impôt et domaine cadastre yi nekk fii au niveau du Sénégal façon magoy gu ne ay nit a ngi ci ne di wëlbati ay kër suufi jàmbur diggante Tëngéej ak Bargny di jaay ay suufu jàmbur di def lu leen neex tappaleeg mbuxuma lu ne li ñu fas yéene mooy xeex ak ñoom ci côté yëpp jaar ci côté justice ak ñoom benn seeti leneen ni loo xamee ne xeex la ñu xeex ak ñoom parce que man mii di wax ak yéen man surtout Alaaji Abdoulaye Niass laa man. mu nekkoon Babacar Thiam moo doon wax ci turu njabootu Momat Thiam di maam kon ci ministre Serigne Mbaye Thiam coowul suuf sortu dox ci seen diggante administrateur civil bi di Samba Sy ci loolu sax RFM moom jëm nañ jokkoo ak administrateur civil boobu di Samba Sy ngir mu tontu ci mbir moomu waaye moom mu bëggut a wax ci coow li 8h tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. El Hadj Ndiogou Diène. wéy ci xibaar yi wax ci wàllu wér-gu-yaram ak bés bi ni jagleel xeex jàngoro sida tey ci benn fan ci weeru décembre lañ koy màggal ci àdduna bi ren nag thème bi ñu tànn ngir waxtaane ko mooy askan yi ñëpp dañoo war a dugal seen loxo ci xeex bi def mbir yi seen mbirum bopp fii ci Sénégal nag xew bi kontaan ñu ko amal ci kanam tuuti ca Grand Théâtre kon foofu la ñuy amale bés bi màggal li nga xamante ne mooy
xeex jàngoro yi sida wér-gu-yaram ba léegi ak jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllum tabax yi fële ca diwaanu Ndar ñuy nag liggéey yoo xam dafa jëmoon ci tabax logement bu sage-femme bu dispensaire bu Diamaguène ba léegi nag yembul liggéey yeex tax nag ñi nga xam te ne ñoo dëkk foofule di sàkku ñu daal di baral liggéey lépp daal di yemb ci ni mu gën a gaawee Mohamed Nabi Sila liggéey bu ñu dooroon ci juin 2018 mu waroon nekk ci ñetti weer ba léegi jeexagul ci dispensaire bu Diamaguène lii nag waroon tax ñu tabax ci kaw logement pour sage-femme bi ci dispensaire bi lee Ibrahima Diop di secrétaire exécutif comité de développement sanitaire bi naqarlu lu ni mel. ci 2016 maire bi dafa prévoir woon ci budget pour defar logement wu sage-femme bi nekk poste de santé di Diamaguène 2016 defu ko 2017 defu ko. yàlla nag mu dogal loolu ci avril 2018 ñu ñëw lancer travaux de construction logement sage-femme bi pour ñetti weer la août 2018 logement bi waroon na pare maternité bi marché mais depuis lu ëpp juróom-ñetti weer wala fukk travaux yi arrêté na. lii sax mu yokk ci gàllankoor yu liggéey indi jàpp jëm ci wàllub électricité bi ba tax na askan wi ñëw ci bërëb bi rawatina ñi ñëw di fi daan seen doole seen bakkan nekk ci xot gannaaw jafe-jafe yi nga xamee ni jot nañ ko dund ci nawet bi weesu. dal ba dafa doon surux ba dafa mujj génn bureau wuti feneen fu muy liggéeyee. beneen bi mooy dépôt ba ñuy def médicament yi ak carnet yi ñuy jox jigéen ñeeg yooyu yëpp dafa too yàqu-yàqet dañ nga mujj jël sànni donc courant bi. su ndox mi tooyee courant day sauté et menace la pour personnel bi fa nekk mais menace itam pour malade yi fay ñëw. comité de développement sanitaire bu Diamaguène jooytu itam jafe-jafe yi ñu am ngir jëfandikoo matériel bi leen ay partenaires may boobaak léegi mu def ay at ndax xataayu bërëb bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila wàllum wér-gu-yaram nañu des ba léegi ak nag jafe-jafe woto ci ñi nga xam te ne ñoo yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllu Kédougou tax nag ñi nga xam te ne yow ministère de la santé ne daal daañu xool nu leen di joxe ay woto su ko defee seen dem ak dikk mën a yomb dañ ciy déglu docteur Pape Abdoulaye Seck nekk nag chef division planification ci ministère de la santé ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. gis nañ ni gouvernance bi am na ay jafe-jafe parce que Kédougou nekk na tamit fu sori même si ni fii nag xëy na am na ay problème ci accessibilité parce que gis nañ ni yoon yi metti na yoon yi jafe na sori na am na tamit bu nawetee am na dëkk yoo xam ne day coupé complètement ba kenn du fa mën a dem. ñu gis tamit ni bañ demee fekk personnel yooyu fekk nañ fi ay personnel ñoo xam ne parfois dootuñu ànd ak motivation yàgg nañ fi sonn nañ sori nañ seen njaboot bëgg nañoo dem mënuñoo dem parce que amuñu ku leen remplacer. ñu xayma loolu yëpp gis ni am na ay jafe-jafe yu fi nekk léegi nag ñun yooyu yëpp bu ñu ko analyser dinañu xool ak ñu génne ay pexe yoo xam ni dinañu permettre personnel boobu bu ñu waree def rotation mooy bu ñu waree ñoom ñu dem ñeneen ñëw wala nu ñu xool nu ñu ko mën a yombalee pour motiver leen ñu toog ci ñu bëgg a toog yooyu yëpp ñu am ay solution yoo xam ni dina permettre que personnel bi fi nekk motivé wu pour mën a toog liggéey wala ñeneen ñëw aussi pour mën leen a gunge. mu nekkoon docteur Pape Abdoulaye Seck chef division planification ci ministère de la santé newoon ca Kédougou mu nekkoon kon ñu jégalu ci micro sunu naataango ba ci Kédougou Ibrahima Diabakhate wax ci wàllum cet gi nguur gi nag ne liggéey bi daañu ko wéyal te lu weesu loolu sax bëgg lañ taxawal prix boo xamante ne quartier bi gën a set lañ koy jagleel loolu atum 2020 lay doon samedi bu nekk tamit askan wi daañu génn setal seeni quartier Abdou Karim Fofana ministre bi ñu dénk wàllum dëkkuwaay moo ko xamle ay kàddoom ñu déglu ko ci micro Salimata. waaw ci biir waxtaan bi it atelier bi dafa waroon leeral li nga xam ne mooy ndigalu président de la république bi nga xam ne mooy ñu def weer bu jot ñu jël benn samedi organiser ko mu doon bés bi nga xam ne mooy bés bi ñu jagleel maire yi bi nga xam ne moom lañ jagleel set ak setal gox-goxaan yi loolu nag déggoo nañ ci ne premier samedi du mois lay doon premier samedi du mois nit ku ne fa nga dëkk ak koo mën a doon daraja bu la yàlla may war ngaa mën a dellu fa nga dëkk ngir ànd ak say dëkkandoo organiser li nga xamante ne moom mooy campagne de nettoiement ñu koy saxal nag mu bañ a doon loo xam ne bu ñu ko defee rek joxante rendez-vous bu déwén déedéet dañoo bëgg ci suñu culture ci suñu ay habitude ci suñuy jikko ñu boole ci fonk espace public boole ci fonk li ñu bokk ndax ku ci ne li xew sa biir kër yow yaay responsable waaye li nga xam ne da nga ko bokk ak nit ñi war nga cee andi sa wàll loolu lañ bëgg samedi bu jot samedi bi njëkk bu ñu ko defee nag juróom-benn weer juróom-ñaari weer ba juróom-ñeenti weer bëgg nañ def évaluation génnee communes yi nga xam ne ñoo ci gën a jàmbaar génnee quartier yi nga xam ne ñoo ci gën a jàmbaar génnee association yi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku
génnee tamit administration publique yi nga xam ne dañ ciy góorgóorlu ndax yenn saay nga gis administration boo xam ne mën na am tur bi rëy na waaye boo fa demee maanaam ci wàllu setal ak encombrement defuñu li ñu war. mu nekkoon Abdou Karim Fofana di ministre bi ñu dénk wàllum dëkkuwaay wax ci wàllum njàng mi ak njàqare bu étudiant ya nekk ca université bu Bambey université Alioune Diop ñoom nag dañoo yokk njëgu nekk yi foofule ca université ba léegi daanaka yegg na lu toll ci 40 000 maanaam juróom-ñetti junni di loo xam te ne diis na lool ci ñoom ñi sàkku nag ñu xoolaat ko Babacar Diouf. seen jafe-jafe yépp ci lii rek la jóge lii ñoom sax ñoo ko xoolal seen bopp. ci téeméer étudiants yi mu jël juróom benn wala juróom la ci logé kon juróom-ñeent fukk ak juróom yi des yëpp dañuy dem wuti fu ñu def. ba tax na fi mu nekk nii am néeg Bambey lu jafe la seer gi mu seer kenn mënu ko wax. ay logement bi cher na lool ci Bambey egg nañ ci di loué benn néeg ci juróom-ñetti junni juróom benn junni ba fukki junni. étudiants yi nag mënatuñ ko dékku ba tax ñu yuuxu wallu. comme ni ma ko waxee woon ci njiitu réew di ko wax ne ay doomam ñoo nekk ci université Alioune Diop de Bambey ay ndongo yu sàkku xam-xam pour ëllëg ñu nekk ñu amal njëriñ réewum Sénégal ñu nekk ci université bii di sàkku xam-xam. ñu jógee aussi ñi ngi dem ci képp koo xamante ne njiit nga ca gox ba nga nekk di ko tàmbalee ci Alioune Sall bi nga xamante ne mooy maire Guédiawaye nga xamante ne mooy président amical des maires di dëkk bu nekk ñu fekk fa jëwriñ ña fa nekk teewal leen fa ñu ne ko ay ndongaam ne ñi ngi ci université Alioune Diop de Bambey di dund ay problèmes sociaux yoo xamante ne soxla nañ ci ndimbalam lool te tamit nu mu gën a gaawee noonu lañ ko gën a bëgg. coordination des amicales d'étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Bambey ñoom sax ñu ngi wuta amal benn ndaje moo xam ne nii dañ ciy woo ñëpp ñu xam seen xam-xam màcc ci mbir mi pour ñu waxtaane ko indi ciy saafara ci dëkk bi nga xamante ni fu mu nekk nii am fi néeg jafe na lool. Bambey RFM Babacar Diouf. ak RFM kumpa jeex na. wax ci leneen jëm ci assemblée nationale ñi wéy ci liggéey bi jëm ci nag saytu koppar yi nag ministère yi ñu war ko liggéey ci at mi di ñëw di 2020 nag tey ji nag ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo war a teew ci kanamu député yi ci suba gi lay doon démb nag ministère de l'environnement et développement durable ñoom lañ doon càmbar seen budget ci ngoon gi di budget boo xam te nag toll na ci lu jege lu ëpp ñaar fukki milliards ak juróom ministre bi nag bokk na ci li gën a yitteel wàllum loi déchets plastiques yi nga xamante ne day xeex mbuus yeeg di koy tere ñu gis ne daal war nañ ko xoolaat ndaxte gis nañ ne mbir yi doxul Abdou Karim Sall ministre environnement ci micro Mamadou Maba. Programme budget boobu nag comme son nom l'indique budget programme la dafa articulé autour de 4 programmes yoo xam ne programme bu nekk dafa am benn budget buñ ko voté et loolu daf ñuy permettre d'aller beaucoup plus vite ci wàllu programme yooyu avec des objectifs précis incha allah une fois comme voté nañu budget bi bu année 2020 bi tàmbale rek incha allah dinañ sóobu ci li nga xam ne moom la ñu retenir ci wàllu budget ak wàllu programme loi bi nu mu bindoo périmètre d'interdiction bi dafa faible de sorte que mënuñu xeex de manière efficace li nga xam ne moom mooy sachet yi nga xam ne ñoom ñooy polluer le plus mooy sachet ndox yi ak mbuusu ndox yi ak li nga xam ne moom mooy bu kopp yi plastique yi ak yeneen i xeetu plastique yoo xam ne tey loi bi joxuñu leen ci wàllu interdiction donc loolu yëpp incha allah bu ñu voté loi bi comme ni ma ko waxee sànq son excellence le président de la république def ñu tegtal wax ñu nañu liggéey ci loi bu bees pour abroger bi nga xam ne moom mooy bële ci ñetti semaines yi ñu génn jàllale nañ ko conseil des ministres léegi li des mooy mu egg assemblée nationale. nekkoon Abdou Karim Sall ministre environnement laata moom nag naataangoom bi di Sophie Gladima Sy bi ministre des mines et de la géologie moo teewoon ci kanamu député ci assemblée nationale ci waxtaan yi nag li ci gënoon fës jëmoon ci wàllu meññ yu Falémé di faire de la Falémé Ousmane Sonko nag ne mbir yi nag foog ñu taxaw lu ko mooy rek njuuj njaaj am na ci di loo xam te ne ministre bi indi na ci leeral Seydou Nour ba teewoon. député Ousmane Sonko indiwaat ci tabalu assemblée nationale débat bu jëm ci li nga xam ne nguuru Sénégal da koo xaatim ak entreprise bi di social yi ngir ñu liggéey ci mine de fer foofee ca Falémé Ousmane Sonko sax di ko laaj ministre des mines ak géologie. vous avez signé la première partie. jot ngeen a signé protocole bu njëkk bi muy xaaj bu njëkk bi toll ci téeméer ak ñaar fukki millions suñuy koppar ngir ñu tabax ab
usine foofee ñu defaree béton fii la machine ak yeneen ñaareelu partie bi nag moo gën a garaaw ndax mu ngi toll ci 900 millions ci ay dollars di koppar bu bëri bëri ngir ñu investir liggéey ci mine yi boobu moom bu jàllee dafay doon catastrophe mu doon protocole bi nga xam ne mooy bu gën a bon bu Sénégal signé. les accords que le Sénégal aura signé. tontu bu njëkk jóge ci ministre bi nag jëmale ci Ousmane Sonko lii di tontu bu njëkk bu jóge ci ministre bi jëm ci Ousmane Sonko. si c'est à l'hémicycle qu'on remet en bu dee fii ci assemblée nationale ngay jéem a laaj ndax code minier bi moo nekk ci kaw constitution bi laaj boobu nag delloo nañ la ko. qu'est-ce qui est au-dessus de l'eau. Sophie Gladima Sy bi di indee leeral ne protocole boobee ñaar fukki poñ la woon waaye dañ kaa wàññi ba fukki poñ ak ñett te sax waxtaan wi ak ñii di waa social yi ma ngay wëy. dëgg la ñoom dañuy ñëw nañu lii la ñu bëgg mu ñaar fukki poñ ñu toog waxtaan ak ñoom ba ñu toogee waxtaan ak ñoom am na yu bari ya nga xam ne ba ñu ko laajee dañ leen ne mënuñu leen ko jox léegi fukki poñ ak ñett la loolu ñu ngi ko def ci juróom-ñetti fan ci juillet ci at bii donc loolu code minier moo ko wax donc dañuy partager ak ñoom. beneen laaj bi nga xam ne Ousmane Sonko laajoon na ko muy ni nga xam ne moom la ñu exploité or bi nga xam ne moo nekk foofee ca parc Niokolo-Koba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa jiitu woon ministre des mines ak géologie Sophie Gladima Sy bi tontu ko ne parc boobee bokkul ci domaine am réserve la boo xam ne ministère bu environnement ñoom ñoo ko géré. Seydou Nourou Ba ci jamono jooju nag kuréel gii di aax li ñu bokk nga xam te ne bokk na ci suñu li ñuy xeex wala yore mu sell ci pétrole gaz ci réew mi naka noonu tam ci weññeek lépp loo xam te ne moo mel lu réew mi la ñoom waa aax li ñu bokk juróom-ñeent ci ñoom bokk ci Guy Marius Sagna ñu teg leen loxo gannaaw ba doon manifester barki démb ci àjjuma ji ñu demoon nag ba buntu palais te gris palais yi Guy Marius Sagna ñu ak juróom-ñeent nit ñu teg leen ci loxo li ñu doon ñaawlu nag mooy yokkute gi am ci njëgu courant bi waa aax li ñu bokk bëgg ñu bàyyi leen ndaxte nañu amul lenn loo xamante ne def nañ ko nee nañ sax dafa mel ni kumba am ndey kumba amul ndey dafa am ci réew mi ndaxte am na ay ndaw yu bokk ci APR yu defoon lu leneen lu ni mel lu ko gën a garaaw te mujjul fenn dañ ci déglu ki nga xamante ni bokk na ci kilifa yu aax li ñu bokk Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin ci jokkoom ak Mamadou Mandione. suñu ay camarades yoo xam ne ñoo bokk di xeex ci aar lu ñu bokk ñu bokk ci FRAPP. ñu bokk ci nitu dëgg les valeurs bokk ci SNP ak kuréel bu ñu woowee gilet rouge ak FDS mu nekk juróom-ñeenti nit yoo xam ne dañ leen jàpp mu fekkoon ne que ñuy manifester di ñaxtu njëgu électricité bi ñu wax ne dañ koy yokk d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg li ñu def nag dañ ko jaarale ci yoon maanaam boo buggee ñaxtu yooyu da ngay dem ba ci autorité ya yi nga ko war a yëgal nga yëgal leen ko parce que constitution bi moo may askan bi bu ñu amee lu ñu leen naqadi ñu génn dem manifester ci kaw ñu yëgal ko ñañ ko war a yëgal donc ba ñu demee ba foofu ñu yegg si ba ca grille ba pale ba ñu daal dee leen di arrêté yóbbu leen léegi nag ñun li ñuy wax d'abord aar li ñu bokk dañuy leen jàppale ba fi jàppale mën a yegg parce que li ñuy xeex bi benn la te d'accord nañ ci gisoon nañ fi ay étudiants yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak ay ñoo xam ne dañu bokk ca meeru Géejawaay ñu ñëw ba palais xuloo fa xeex fa ba ñu indi ay bombes lacrymogènes ba ñu tëb mur yi ba dugg biir palais ñu gis ne que ba ñu defee loolu ba pare bañ leen jàppee tuuti dañ leen bàyyi ñoom ñëpp ñu ñibbi seen kër te mujjiwul fenn kon boog ñuy xaar justice bi ñuy xaar ñamu war ak administration bi ñu bañ a def rek kumba am ndey kumba amul ndey nañu defoon ñee ñu def ko ñii parce que gisuñu fi dara loo xam ne àndul ak constitution bi gisuñu fi dara loo xam ne tooñ na yoon ci ni ñu doxalee ñun aar lu ñu bokk donc dañ leen jàppale lépp ci xeex bi tamit di exiger ñu bàyyi leen ñu dellu seen kër nañ ko defoon ña bokk ci ñoom. mu nekkoon Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin di kenn ci ñi jiite kuréel gii di aar li ñu bokk député bi di Ousmane Sonko di njiitu Pastef dem sax demoon na ci commissariat central dem seeti Guy Marius Sagna ak yeneen juróom-ñett nit yi ñu jàpp lool nag ngir daal di leen di masawu ak wane leen njàppalem ci liñ leen tey jamono ji. RFM bitim réew. dañ koy door ak Côte d'Ivoire foofu nag président Alassane Ouattara waxagul lu leer ba léegi ci bokkam ci élection yi di ñëw war a am déwén di 2020 ndax da ciy bokk am beet moom leeralagul mbir yi ak lu mën a xew démb nag li mu xam ne moo di ne dina samp ndëndam doon candidat bu fekkee ne ñi mu marcel ay candidat li ñu mu jëmale kaddu yooyu nag ci ñi nga xam te ne ñooy ay wujjam ci wàllum politique ñi si mel ni Laurent Gbagbo ak Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara
Keita yëkkati yooyu kàddu dem ba mu demoon ca gox bi di Hambol nekk ci bët gànnaaru réewum Côte d'Ivoire ca République démocratique du Congo foofu coow ak fitna di wéy ba léegi ca dëkk bi di Beni naka démb ñaar nit nag laaskanu faat ndax dañ leen a jiñ ne dañoo bokk ci rebelle yu ADF xamaguñu nag ndax loolu dëgg la am déet ndax ni ñooñ ci la ñu bokkoon wala bokkuñ ci juróom-benn nit ñu fàttali ne faat nañ ci semaine bi ci ay manifester ci dëkk boobu di Beni. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram mi sport weekend Cheikh Tidiane Diagne nañ ci àndal. mbokk yi dal leen nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féetee ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye. football lañu koy daal di door rek lii di trophée challenge des champions niki samedi gi lañ ko doon amal ci stade Alassane Djigo bu Pikine diggante jàmbaar bu Saly ak union sportive bu Gorée jàmbaar bu Saly nag moo ci mujj am ndam benn bal ci dara seen bit kooku dugal moo di Cheikh Bamba Dieng ba match amee daanaka waxtoog loo tegal kii di Boubacar Gadiaga mi nga xam te moom mooy tàggat équipe bi di jàmbaar bu Saly dal na wane mbégtem gannaaw ndam bi nga xamante ne ay ndawam am nañ ko ñu déglu ko ci micro Malal si ñoo ko jaay. dañuy sant yàlla bu baax bu ñu mayee ndam li ndax bii ñëw fi comme ma la waxee bii ñëw fi ñëw ñu pour am pour gagner titre bi dañu ñëw pour xale yi màgg ci football bi loolu moo suñu objectif bu njëkk xale yi màgg ci football bi waaye dañ nag bu ñuy dem ñu avancé xale yi di gën a bëgg affaire yi ñu si gën a nekk yàlla def sutura ba ñu am ndam kon ñu koy sant yàlla xam ne tey jii ñii ñu indi tey ñuy xale yi am nañ ci moom mën nañ am ci moom yaakaar pour championnat bi mais championnat bi ak lii bokkul dara li pour c'est juste ñu jàngal leen di xaar semaine bi di ñëw incha allah. Sidat Sarr moom moo di tàggat équipe bi di Gorée donte nag équipe bam ñàkk na waaye rafetlu na taxawaay goneem yi ci gile tournoi ñu déglu ko ba tey ci micro Malal Junior Diagne. ay regret parce que tam comme ni nga ko waxee nga joué match comme bu mu toll ni final dominer adversaire bi am ay occasion ñu gagné la dafa métti mais dañ koy consommer sportivement xam ni équipe bi gagné aussi mérité na gagné parce que il a été réaliste sur un coup il nous a mis un but ñun on a tout fait on a poussé on a def na ñu nekk malheureusement au finish nii la mujjee donc mënuma lu dul féliciter leen seen victoire bi ñun aussi di encourager Gorée parce que aussi on n'a pas démérité de venir assister à une finale parce que bi ñuy dugg ci tournoi bi objectif bi la ñu amoon pour fexe am 4 matchs am nañ ko bon neex moo doon ñëw baale coupe bi mais comme que fii lañ ko bàyyi amul benn problème. est-ce que mën nañu wax ne seen préparation am ngeen si lépp lu ngeen wut. waaw vraiment préparation moom am nañ ci tuuti satisfaction parce que équipe bu perte daaw fukki joueurs dont juróom-benn yi ay titulaires lañu woon ren ñu def heureusement amoon nañ tuuti dans la petite catégorie Gorée soo xoolee seen i junior pratiquement la ñu yéegal am nañ yéegal nañ ci 5 donc ñoo ñooy compenser un peu départ bi ñu ngi koy waajal soo xoolee sax xam ne ay xale la ñu ngi leen di mettre en place pour ñu mën a taxawal équipe bu compétitif pour le 7 xam naa ne incha allah suñuy démarré dinañ gis équipe bu Gorée bu am taxawaay bu baax. jàpp leen ni nag médaille de bronze bi ñàkk a gagné moo di jaraaf bu Dakar gannaaw ba mu amee ndam ci diggante mag Teungueth FC benn bal ci dara saison bi nag niki week-end bii nii lañ koy daal di door ak ci lu jëm ci wàllu Ligue 1 bi. ñu daal di waxtaanee tirage au sort Euro 2020 jàppale nag ci wàllu jongante li nga xam te daal moo di tirage au sort bi daal nañ ko amal ni ki samedi gi groupe A ba fa nekk moo di Italie Suisse Turquie ak Pays de Galles groupe B Belgique Russie Danemark ak Finlande groupe C Ukraine Pays-Bas Autriche ak équipe yi nga xam ne dañuy jouer match barrage di Géorgie Biélorussie Macédoine ak ñi di waa Kosovo groupe D bi Angleterre moo fa daal di nekk ànd ak Croatie République tchèque Écosse Israël Norvège ak Serbie ñoom ñoo di barrage ici ka ca gagné nag ci ñeenti équipe yooyu la dana complété li nga xam te daal moo di groupe D bi groupe E ba Espagne moo fa daal nekk ànd ak Pologne Suède ak barrage ici di Bosnie Irlande du Nord Slovaquie ak ñi di waa Irlande groupe F nag moo di groupe de feu ba ndax Allemagne moo fa daal di nekk ànd ak France ak Portugal ak barrage ici di Roumanie Islande Bulgarie ak Hongrie ku ci am ci ndam ci ñeent ñooyu la dana complété kon bokk groupe F boobu nga xamante ne France ma nga ca Allemagne ak ñi di waa Portugal fàttali nag lii di Euro 2020 bi ñu ngi koy organisé ci réew yi may lim di Italie Russie Pays-Bas Angleterre Espagne ak Allemagne dëkk bu ci nekk nag dana abrité benn groupe Wembley foofu la ca Londres la ñuy daal di amalee li nga xam ne moo di final Euro 2020 12 juillet compétition nag dañ ko daal door fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2020
championnat ci biti réew Angleterre Ismaïla Sarr daal na fa ràññeeku daal dugal bitam bu njëkk ci équipe am bii di Watford waaye mujjut a doy seen digg ak ñi nga xam ne ñoo di waa Southampton moo leen mujj daan 2 ball ci benn. Watford nag ba tey ma ngay wéy nekk ci place bu mujj bi Liverpool moom daal dina kon bokk lal basang gannaaw ba mu amee ndam gu metti sax niki samedi gi ci dëkkam Anfield digganteem ak Brighton 2 ball ci benn. ñoom nag fi mu toll nii fukki poñ ak benn moo daal dox seen diggante ak Manchester City mi nga xam te ni moo di double tenant du titre. Manchester City moom dafa daal di ñàkk niki samedi gi digganteem ak Newcastle 2 buts partout. Chelsea ma nga féetee si ñetteel place bi waaye moom dafa daal di lajj niki samedi gi ñàkk ci digganteem ak ñi di waa West Ham United 1 ball ci dara ci équipe yi nga xam te ni daal ñoom ñuy xëccu ngir daal di jël championnat bi. Tottenham moom rek daanaka moo ci daal di am ndam gannaaw ba mu daanee ñi di waa Bournemouth 2 ball ci 2 waaye ñoom jamono gi ñu nga féetee ci juróomeelu place bi di équipe José Mourinho. Niki dimanche gi nag la ñu daal fas yéene kon bokk yeggali lii di 14e journée bi ci Angleterre. Leicester moom bu fekkente ne ni am na ndam ci digganteem ak Everton dana daal di kon bokk gën a dëgëral taxawaayam ci 2 place bi match boobu 16h30 lay daal door niki dimanche gi googule waxtu itam Manchester United féetee jamono gi ci fukkeel ak benneel place bi dana tase ñi di waa Aston Villa. Arsenal nekk moom itam ci ay jafe-jafe dana tase ak ñi di waa Norwich ci bu 14h jotee ci dimanche gi. ca Espagne Real Madrid moom dafa daal di foxati place bu njëkk bi ci waa FC Barcelone la ko waral moo di samedi gi ñoom dañoo daal di kon am ndam seen diggante ak ñi di waa Alaves 2 ball ci benn ci ba ñuy yeggali seen 15e journée. FC Barcelone moom jàppale ni dimanche gi ci bu 20h jotee choc la ca Madrid diggante ak Atlético jàppale ni moom itam bu fekkente ne am na ca ndam dana foxatiwaat place bu njëkk ba ci ñi nga xam ne daal ñoo di waa Real Madrid. FC Séville moom nga féetee si ñetteelu place bi dimanche gi ci bu 11h jotee dana kon bokk daal di soobu ci gile jongante ci championnat France jàppale ni itam Olympique de Marseille ba tey ma ngay wéy di nekk si 2eelu place bi ci classement bi topp ci gannaaw ñi nga xam ne di waa Paris Saint-Germain ñi nga xam te ni ñoom itam niki dimanche gi incha allah ci bu 20h jotee seen digg ak AS Monaco foofu la ci Monaco lañ koy daal di amal ci lu jëm ci wàllu résultat ñeel championnat bu France niki samedi gi jàppale ni Angers moom mi féete woon si 2eelu place bi dafa daal di ñàkk kon jamono gi mu nga féetee si 8eelu place bi Nice moo ko daal di daan 2 ball ci benn. Metz moom doomu Sénégal gi di Habib Diallo moom moo ci daal di ràññeeku jot naa dugal but waaye mujjutu doy ndax dañoo daal di match nul seen diggante ak ñi di waa Nîmes 1 but partout. Reims ak Bordeaux 1 but partout la ñu daal di def Lille ca dëkkam daal na am ndam ci diggante ak Dijon 1 ball ci dara. Montpellier moom dafa daal di daan ñi di waa Amiens 9 ball ci 2. ci Italie Juventus de Turin foofu ba tey ma ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi ñoom niki dimanche gi ci bu 11h30 jotee seen digg ak ñi di waa Sassuolo lay daal doon ke féetee si 2eelu place bi moo di Inter de Milan benn poñ cote la ko ñaa Juventus de Turin rawee ñoom ci bu 14h jotee danañ daal di kon bokk jongante ak ñi di waa Spal googule waxtu itam Lazio bu Rome féetee si 3eelu place bi dana tase ak ñi di waa Udinese waaye jàppaleen ni niki samedi gi ñi di waa Atalanta ñoom dañoo gën a dëgëral seen taxawaay ci 4eelu place bi gannaaw ndam bu yaa bi nga xam te ne am nañ ko seen diggante ak ñi di waa Brescia 2 ball ci dara ci Allemagne Leipzig moom moo féetee ci bopp raw gàddu gi moom mi nga xamante ne amatina ndam niki samedi gi si diggante ak Paderborn 2 ball ci 2. Dortmund moom daal dina mujj am ndam ci diggante ak ñi di waa Hertha Berlin 2 ball ci benn waaye ñi nga féetee si 7eelu place bi Bayern Munich mu nga féetee si 9eelu place bi moom nag am na mbetteel niki samedi gi gannaaw ba mu ñàkkee ca dëkkam diggante ak ñi di waa Bayer Leverkusen 2 ball ci benn. bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu handball ak lii di championnat du monde bu ñu jagleel jigéen ñi ca Japon daal dina door ni ki samedi gi équipe Afrique nag ñoom ñëpp daal di laaj bokk na si ñooñu le Sénégal ñi nga xamante ni guléet muy bokk ci coupe du monde gu ni mel ñoom nag dañoo ñàkk seen diggante ak ñi nga xamante ni daal ñu di waa Monténégro 29-25 mën nañoo jàpp ni sax ndam boobu maanaam perte bu nga xam ne sax perte nañ ko ñii di jigéen ñi wan nañu njàmbaarte gu mat sax ndax kenn seen woon ni danañ mën a tenir maanaam rythme ñii di waa Monténégro li ci mënti am rek jàppale ni Sénégal niki dimanche yi dana sobuwaat ci jongante yi diggante mag Roumanie lay daal di doon keneen équipe Afrique moo di RDC moo fa ñàkk ci diggante mag ñi di waa Suède 26-16 Angola moom itam daal di ñàkk ci diggante mag Serbie 32-25 ñu daal di waxtaanee wàllu rugby à 15 ak équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ni ci wàllu góor yi daal nañoo qualifié ci li nga xamante ni daal moo di rugby Africa Cup 2020 di seen Coupe d'Afrique ñoom nag ni ki samedi gi gannaaw ñetteelu match bi nga xamante ni ngi doon dox seen digg ak ñi di waa Île Maurice stade Léopold Sédar Senghor Sénégal moo ci daal di am ndam 63-0 gannaaw loolu nag Sénégal ci googule Coupe d'Afrique dana bokk ak poule ñi di waa Algérie ak Ouganda kon boog mbokk yi fii lañ koy daal yemale sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féete woon ci micro bi ci machine bi Amady Ndiaye